internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci actu du jour tey nag li ci gën a fës moo di Ndoye Bane mi nga xamante ni nii ci émission xalaas bi muy def moom moomee nag gannaaw ay thèmes yi nga xamante ni mu ngi ko doon développé rek xolam dafa daal di fees dinañ ci ñëw ci yaatal gi waaye tamit dinañu wax ci Lamine Diack mi nga xamante ni nii moom daal dina jot passeport xam dinañ wax tamit ci Diary Sow ak direct Instagram bi nga xamante ne nii doon na ko amal dinañ wax tamit ci capitaine Touré internet Feeling Dakar lii moo gën a fës tey jii ci actualité yi dañuy daal di ñëw rek ci faram-fàcce gi. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci actu du jour comme niñ leen ko waxee woon ca début bi rek dañ koy dooree ak Ndoye Bane ak émission bi nga xamante ne nii moom da koy def mu di xalaas moom nag cas bu ne lay traité ba tax na sax ci kàddu yi nga xamante ni daan na ko yëkkati rek moom moo di procureur daf leen di war a woo di leen laaj ay preuve ndax nag ñoom preuve yi ñu yor bët bu ci tegu mardi taali ndax nag ñoom ñooñee dañuy gis lu ne dégg lu ne façon preuve bu ne lañ leen di andil waaye nag moom Ndoye Bane benn cas bi nga xamante ne nii daf ko doon traité muy cas bu doy waar bu ñeel benn marabout ba tax na sax moom Ndoye Bane dafa daal di wax rek ba xolom fees mu commencé di jooy ci boobule émission ba tax na sax ñu daal di koy dagg ci noonee moom Ndoye Bane dafa daal di mer ba futtu gannaaw am ay mara yoo xamante ne nii ñoom nag dañuy yàq ay nit ba tax na sax dañ leen daal di docteur rek kàddu yi nga xamante ne nii moom Ndoye Bane daal di woon na ko yëkkati. benn marabu bu nekkoon wakaam bu ñu wax nan Badji Babacar Badji arrêté nañ ko ba mi ngi jaabante la mu def non femme bi nee woon il a fait beaucoup de mal mais tey nag laa koy doog a reconnaître parce que gis naa ay photo ak ay témoignages ay preuves na ma yàlla déggal est-ce que xamuñu la naka ngay jëlee sa mandiw gis nga jàng loolu lii c'est grave lii non gis nga Aliou Ba bul dagg dimbali ma rek Aliou Ba procureur war nañu du woo ñun ñii ñu koy jox preuve yi nga xam ne moom la ñu yor ci xalaas parce que y a des gens qui sont dans ce pays yu nekk di détruire askan wi di leen yàq je pèse très bien mes mots di leen yàq te nit ñi xamuñu ko ba xool lii photo yi ñu yor wala ak audio yi ñu yor soo ko dégloo sa àdduna day yàqu te ay nit ñooy nekk fii suñu leen arrêté ay nit taxaw di leen défendre pour que ñu ay kilifa pour ñu libérer leen du dëgg du yoon injustice bi dëkk bi war nañ ko bàyyi affaire sama xol dafa metti waaye da ngay gis xoolal lii ni mu metti lii dafa graaw jàpp ay doomu jàmbur di leen yàq comme ça te suñu demee tribunal du fa am dara c'est injuste non ça en fait très mal c'est la première fois lii dina ma daal sa waay ñu yamale affaire heureusement ba moom tel na ko comprendre. voilà xam naa ne lundi dinaa kii Aliou Ba may ñu lundi dañuy def briefé nit ñi ci lundi dafa am thème bu ñu doon jël fan semaine yëpp ci benn marabu mu nekkoon wakaam bu ñu wax nan Badji Babacar Badji arrêté nañ ko ba mi ngi jaabante la mu def non femme bi nee woon il a fait beaucoup de mal mais tey nag laa koy doog a reconnaître parce que gis naa ay photo ak ay témoignages ay preuves na ma yàlla déggal est-ce que xamuñu la naka ngay jëlee sa mandiw gis nga jàng loolu lii c'est grave lii non gis nga Aliou Ba bul dagg dimbali ma rek Aliou Ba procureur war nañu du woo ñun ñii ñu koy jox preuve yi nga xam ne moom la ñu yor ci xalaas parce que y a des gens qui sont dans ce pays yu nekk di détruire askan wi di leen yàq je pèse très bien mes mots di leen yàq te nit ñi xamuñu ko ba xool lii photo yi ñu yor wala ak audio yi ñu yor soo ko dégloo sa àdduna day yàqu te ay nit ñooy nekk fii suñu leen arrêté ay nit taxaw di leen défendre pour que ñu ay kilifa pour ñu libérer leen du dëgg du yoon injustice bi dëkk bi war nañ ko bàyyi affaire sama xol dafa metti waaye da ngay gis xoolal lii ni mu metti lii dafa graaw jàpp ay doomu jàmbur di leen yàq comme ça te suñu demee tribunal du fa am dara c'est injuste non
ça en fait très mal c'est la première fois lii dina ma daal. sama waay ñu yamale. bu ñu jugee ci loolu nag dañuy daal di wax ci président Lamine Diack mi nga xamante ne nii moom moo fi jiite woon ay jamono IAAF ba tax na sax moom mu daal di amoon problème ak yoon ci noonee sax moom ancien président bu fédération internationale d'athlétisme moom nag ni ki lundi bi ñu génn rek daal di nañ koy jox li nga xamante ne nii moom moo di ay këyitam ci noonee sax moom gannaaw ba nga xamante ne nii daal di woon ñu confisqué passeport am ak li ni mel moom Lamine Diack nag daal nañ koy delloo ay papier am yëpp ba tax na sax moom moomee jamono ji nag bu desee benn simili foofee ca France rek moom la neex ndax nag moom mën na ñibbisi fi nga xamante ni moom moo di ci dëkkam. dañuy wax nag ci ki nga xamante ni moom moo di Diary Sow nag gannaaw ba nga xamante ni nii moom tamit daal di woon fi am coow gannaaw ab disparition bu mu daal di defoon moom Diary Sow nekkoon meilleur élève fii ci Sénégal ba ñu yóbboon ko foofee ca France ngir mu jàngee jee foofu ba tax na sax moom Diary Sow gannaaw disparition bi nga xamante ni nii daal di woon na ko fi def ñëpp jaaxle woon lool Diary Sow nag ci ab direct Instagram bi nga xamante ni nii mu ngi ko doon def ak jumelles yi di Ma et Mota ci noonu sax moom Diary Sow daal dina ñëwaat ci raison yi nga xamante ni moom moo waraloon mu daal di def jëf joojee ndax nag daal dina xamle rek ni que génn àdduna papam dafa nekk loo xamante ne nii daf ko daal di métti lool dafa gisoon trop ci moom ndax relation yi nga xamante ne nii daal di woon na koy am ak papam ba tax na sax dañ leen di jox benn extrait rek ci kàddu yi nga xamante ne nii moom Diary Sow daal di woon na koy yëkkati. La disparition de mon père a été vraiment terrible pour moi. Ça a été terrible pour toute la famille. Ça a été terrible pour mes frères et sœurs. Et on l'a tous vécu différemment. Pour moi, enfin, je peux parler que pour moi parce que moi j'étais hyper proche de mon père. C'était mon mentor, c'était tout pour moi, mon meilleur ami. Et oui, quand il a disparu, moi, je me sentais vide, fade, tout était sans saveur. J'avais l'impression que tout s'était éventé. Et ça a été dur, très dur. Dur au point de perdre une inspiration. Dur au point de vouloir te cacher de tout le monde et de tous. Eh bien, je sais pas. En tout cas, oui, peut-être les événements passés ont certainement été une conséquence indirecte ou un dégât collatéral de la mort de mon père. Mais je vais pas tout mettre sur le dos de mon père. Ce serait vraiment terriblement injuste. Et tout ce que je peux dire, c'est que ça a été dur. Et ça m'a vraiment... ça a changé des choses en moi, forcément. Parce que des chocs comme ça, forcément, ça bouleverse quelque chose en soi. Mais je crois que je m'en suis quand même bien sortie. Et il y a surtout la mémoire de mon père. Il y a cette complicité qu'il y avait entre nous qui n'a pas disparu. Parce que moi, je le sens toujours, mon père. Et il m'arrive d'avoir des conversations avec lui, même à lui parler comme s'il existait, comme s'il était tout le temps là avec moi, comme s'il était jamais parti. Et du coup, je le sens proche de moi, je le sens toujours là. Et même s'il n'y a pas la présence physique, il est toujours là, dans mon cœur, partout. Dans la rue, je le vois partout, je le sens, je le hume, je le renifle, mon père. Donc... Ah. Ok. T'inquiète pas, ça va bien passer. Ok? yaa may jooyloo. ñu wax tamit ci kii di Assane Diouf moom Assane Diouf gannaaw ay direct yi nga xamante ni nii doon na ko def moom Assane Diouf nag mel na ni reprendre na direct yi ba tax na sax ci as vidéo bu ndaw rek moom moomee daal dina koy def di wax rek ni que moom mu ngi soutenir ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Tounkara ndax nag Ousmane Tounkara du terroriste benn yoon ba tax na sax moom moomee mu ngi artu ki nga xamante ni moom moo di président Macky Sall dañ leen di docteur rek vidéo Assane Diouf boobee. asalaamaaleykum Sénégal man la Assane Diouf xam nga seen mbokk seen frère xam naa ne
wax ak waa réew mi fii wala wax ak seen président yàq ay wax la parce que boppam dafa yaakaar ne moom buur la te du sax jaam moom jaam sax a ko gën. léegi nag li ñuy wax mooy xoolal Sénégal gii xoolal ñun ñoo ko moom ñun ñooy génération bu Sénégal. Ousmane Tounkara du terroriste, Assane Diouf du terroriste, Guy Marius Sagna du terroriste, Abdou Karim Gueye du terroriste, Dame Mbodj du terroriste, Clédor Sène du terroriste. kon Ousmane Tounkara he is not a terrorist. Ousmane du terroriste. yéen ñi nga xamante ni nag da ngeen a defe ne ay buur ngeen dinañ leen wan ne du ngeen buur te xolal jàpp tëj ràpp tëj xolal ku nekk xam nga fi ngay mujjee dinañ ne leen ràpp yow tamit tëj te kenn du la fa jële parce que ña nga jàppoon ñëpp ñoo lay boole ne la ràpp tëj te ku nekk ak sa kànnaar ak sa caabi. jërëjëf yéen waa Sénégal we love you. ñu wax nag ci li nga xamante ni moom moo ñeel coowal Ousmane Noël Dieng moom nag gannaaw ba nga xamante ni nii fan yii yëpp bëri na ñu koy ŋàññ waaye tamit nag bëri na ñoo xamante ni nii tamit dañuy daal di jël défense am ku ci mel ni Ketchup nag demoon na foofee ca bureau bu Ousmane Noël Dieng ba tax na sax ci ab vidéo bu ñu publier rek moom Ketchup mu ngi daal di xamle rek ni que kii di Ousmane Noël Dieng moom nekk na nit koo xamante ni nii nit ko social la dafay daal di dimbali nit ñi ba tax na sax kaddu yi nga xamante ni nii moom Ketchup daal dina ko yëkkati mu daal di koy jural nag ay xas ak ay ŋàññ ak saaga yoo xamante ne nii internet yi daal nañ ko koy def ba tax na sax dañ leen di jox rek kaddu yi nga xamante ni nii moom Ketchup daal di woon na koy yëkkati gannaaw ba mu demee foofee ca bureau Ousmane Noël Dieng. yëpp déglu ma kii fii la nekk ci réew mi di jàppale ay jeunesse bi yëpp tey fu ne laa jotee message ñoo xam ne dañoo bëgg a wax amuñu ku leen jàllaleel seen wax tey jeunesse bi laa fi nekkal kii defal na fi nit lu ne jox na leen ay ordinateur ñu jàng jox na leen xaalis ñu faj seen yaay dimbali na leen si social bu ne te propre moyen lay génnee di jox jeunesse bi ñuy liggéey ñëpp xam ko ci teraange ñëpp xam ko ci ndaanaanite ñëpp xam ko ci gar mi kon kii du tontu kenn Ousmane Noël bis bu tontoo bu ma yëgoon ni day tontu duma fi ñëw dama ko doon dégg téléphone chaque jour musuma fee teg sama tànk tey dinaa fi teg sama tànk ndax moom moo ko jar Ousmane Noël coow yi dama koo dégg ne force damay ñëw fii wax ak yow bul tontu jeunesse bi bëgg nañu la yaa ngi leen di jàppale yaa ngi leen di teral mi ngi leer naññ ñooñu laa fi nekkal tey jeunesse bi nga xam ne amal nga leen njëriñ te ñoom ñooy jooy chaque jour naan dañoo sonn yow ngay jàpp si Ousmane Noël maa ngi leen kooku nag kenn mënu ci moom dara parce que Serigne Touba moo ko teral ak yàlla suñu borom ndax li muy am mi ngi koy bokk ak jàmm ñi foo ko gis leen rek lay génn sorti bi mu def jeunesse bi sorti bi mu def maye loolu dañ koy jàppale man de barke Serigne Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér sa wërsëg gën a bari nga koy bokk ak jaamu yàlla yi. xam nga sama xarit la. waaw xol lay waxee. mais que dalal la sa xel man aw ma jot xam nga ci man jot ban temps la am fi nii. ni may def ba korité bi jaamu yàlla yëpp korité ci jàmm. gis nga ni may def tey jii ba jeunesse bi am dara. xoolal korité bi tey fi mu nekk nii korité bi ay nag lay jënd korité ay nag. rey ko def ko ay saamu yàpp. ay nag. tabaski mu jënd ay xar joxe. tam xarit mu rayaat ay nag. aw ma temps di dimbali doomu aadama yi. yéen a ngi gis TikTok am commentaire yi benn commentaire rek ngay gis may ma jox ma lii laa bëgg lii laa dugg leen ci ay commentaire TikTok am Ousmane Noël Dieng dugg leen ngeen xool soo leen fa gisee benn message bu dul tonton Ousmane may ma